am yi nooy tege ak jaraafu dëkk bi mu toog ndogandoo waxtaan saafonte macha allah léegi dafa bokk ci agenda culturel bi sax xam naa lii xaw ma Sénégal de waaye bëgg na dëkkuñ ko am bëgg am te man du ko am kon war noonu sant yàlla bu baax bi ñu yàlla def leen di leen nuyu nag di leen ziar di wax ni danay faral di wax ci rajo bi ne xaw ma pal bu ëpp doole pal imam man xaw ma ko man ku ko xam ne ba ko wax pal bu ëpp doole pal imam ci démocratie ci yaakaar ci taxawaay boo xam ni ku ne ci sa gannaaw xelam dal man gis ko kon suñu yàlla dimbalee yéen ngeen di suñuy imaam ci dëkk bi yàlla man dimbali nu ngeen man toog benn bokk benn table bokk benn jotaay te xëccoowu leen ñun ñii topp ci seen gannaaw suñu xel day dal yàlla na yàlla yàgg te yàlla na yàlla nangul lii nag teraanga la ndax kenn ku ci nekk am nga fondego kenn ku ci nekk am nga fondego macha allah kenn ku ci nekk ñàkkoo sa mbooloo ñu ngi lay xaar nga bàyyi ko ñëw fii ngir yàlla ak dëkk bii nu bokk muy Ndar ngir yàlla ak diine loolu mën naa wax ni bisu teraanga la te yàlla na ko yàgg teewee di leen nuyu yéen ñëpp nag di leen ziare kenn ku ci nekk yaakaar bi tax sa mbooloo jiital ni la yàlla doy ci kanam yaakaar boobu yàlla bu tas. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود لسؤال خلقك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين jërëjëf sadaqallahu al-azim wa balaga rasul mawlana karim ba xam dañu jël kàddu gi jox ko ki nga xam ni moom la yàlla dogal lii lu ci bare mën naa wax ni lépp sax ci. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki élimaan yi mbokki borom xam-xam yi mbokki nitu diine yi mbokki jurit yépp kenn ku ci nekk ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di la wàccee sa wàccuwaay di la jégguru aussi ndax ku ne xam na ne koor ku ko def ba heure bii la la gënal mooy nga toog ca sa biir kër ca sa biir njaboot ca sa biir taalibe toog ak ñoom kon nag su ngeen bayee loola nga xam ne tey moo gën a neex ñëw wuy si woote meer bii toog foog ñi massawu leen xam naa moom ci boppam dina ko waxal boppam foog ñi massawu leen ndax it fii
jàpp naa bu fekkee sama mémoire baax na mooy ñetteelu yoon te lu jiitu fii it amoon na fële ci espace jeune waaye saa yu ñu wootee rek woote bi dafay gën a rafet macha allah amul tànqam amul dara da ngay ni ñëw ci anam boo xam ne nam gën a rafetee ak dal macha allah joxe fi xam-xam sax surtout ren jii monsieur le maire ren dafa am beneen changement dafa amul benn panel ñu ko commencé presque 17 heures ba bi ngay ñëw la ñu door a pare kon loolu lu baax la alhamdulilah. léegi nag beneen partie bi ci sama waxtaan mooy monsieur le maire alaaji moo junj na ko sànq bi nga xamee ne yàlla dogal na moom mu nekk ci tettu maire maanaam mu nekk le maire de la commune de Saint-Louis dafa créer lu ñuy tuddee commission boo xam ne moom moo chargé lépp lu aju ci mbirum diine yépp nag aju it ci loo xam ne day nekk relation bu war a am diggante nitu diine yi ak mairie bi nitu diine yi nekk li ñuy tuddee ay partenaires kon commission boobu la monsieur le maire créé bi mu toogee ngeen gis ne loolu initiative la mais xalaat la mais jëf la bu rafet bañ ko créé ñu ne li ñuy njëkk a def daal mooy nañu fexe xam nitu diine yi ñaata lañu ci Ndar Alaaji Ousseynou Kébé mi ku jar ñaanal la moo def recensement boobu kenn ku nekk mu dem jàkka ju ne mu dem bind imam ba ñu def ko benn document bu am solo bi loolu weesoo bi ko maire yëgee ne léegi li des kay kon moom mooy ñi xam programme bi mooy li ñuy njëkk a def mooy fexe ba diggante mairie bi ak kilifa diine yi ñuy dem lante di waxtaan di diisoo lépp loo xam ne maire bëgg na ko mu nekk njëriñu askan wi mën ci waxtaan ak kilifa diine yi ñooy jox ko ci xalaatam kon depuis bi mu créé commission boobu ba fi may wax ak yéen ci loolu lay dox guddi ci lay dox bëccëg la preuve mooy su fekkee mu ngi Ndar chaque vendredi dana jël benn ajjuma dem jullee fa te buy dem dana woo waa jumaa ja wala waa jàkka ja yóbbuwaale leen benn enveloppe bu 500 000 francs loolu ci wàllu liquidité waxuma ay ciment waxuma ay fer waxuma leneen depuis bi ku jullit yi teew ci jataay bi monsieur le maire monsieur les notables religieux les imams les oulémas ñoo ngi yëkkati sunu kàddu di leen ziyaara di leen nuyu ci turu imam ratib Cheikh Ahmed Tidiane Diallo bi nga xam ne mooy président wu association bi nag ba nañu day mbooloo mi ba nañu day ñoo ngi jagleel gërëm ak cant di ko jëmee ci Mouhamadul Mansour Faye gërëm jéeg nag ak cant gi lan moo ko waral mooy jëfam ci ñun fonk bu mu fonk l'islam cër bu mu jox ayima yi cër bu mu jox ulama yi jëfe ko waxe ko Mouhamed Sakho am na léegi lu mu ci wax bi ñu tàmbalee sunu association ba léegi damay wax ni moom sunu njëglaay la ndax ni ma koy waxee chaque année pour la première fois la ñu gis maire boo xam ni ci magistère am muy yëkkati ay billet imam di yëkkati ay billet mag di ko jagleel ay imam te itam monsieur le maire def ko nag sans calcul ndax li tax ma ni def ko def sans calcul ñi mu yóbbu xamu leen bu leen gisee ci mbedd du leen xam kon la mu doon def sellal na ko te yàlla rek tax mu def ko. kaddu gi monsieur le maire de la commune de Saint-Louis Mouhamadul Mansour Faye moom ci wàllu boppam nag mu sànni fi ay kaddu. mooy kaddu nuyoo ak ziar teg ko ci loxo kilifa yi fi teew yëpp di leen wax bisimilah
waaye aussi di ñaan suñu borom ci weer bii ñu nekk lépp loo xam ne tàllal nañ ko loxo ñaan suñu borom mottali ko. man lu ma ci def bëriwul waaye imam Sakho mi mooy dox lépp ba mu sotti xëy na man ñun dañ ciy dugal doole rek mottali ko waaye bu amee moom la moom a koy fàttali mooy jàpp bés mooy def organisation bi yëpp gis ngeen maa ngi soog a egg xaw ma dara ci organisation bi donc dama koy gërëm bu baax a baax ci taxawaayam di ko gërëm bu baax a baax lépp li nga xam ne jàpp na ko ànd teg suñu xarit Mahou Mbengue nii ak Vietnam sax soxla ma nga jóg vraiment maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci réussite organisation bi comme nu nga ko waxee ak mu nekk suñu borom day def muy gën di am performance di gën di jëm kanam donc tant que yaa ngi organisé muy jëm kanam ñu ngi ñaan suñu borom ci lu ñu nekk mu koy mottali parce que loolu aussi suñu borom moo ko def keneen def ko gudd moom. di gërëm ñi fi teew ñëpp di sant ñëpp wax ci xëy na du bëri waaye association des imams et oulémas imam Mbengue wax na ko léegi def nañu jéego yu am solo jublante ci askan bi bu ñu demee seeti suñu ay njaboot waxtaan ak ñoom pour ñu mën a delloo si seen xel loolu dañ leen ci gërëm bu baax di leen sant. ne bu ëllëgee bu problème amee daañu toog rëccu ko te bañ a rëccu moo gën toog bu ëllëgee nga rëccu ñu ngi ci jamono ji nga xam ne Sénégal ñëpp xam nañu diine gi daf fi am solo boo jëlee téeméer bu nekk lu néew juróom-ñeent fukki yi ay jullit lañ donc mën nañu wax ni dëkk jullit la te maanaam religion bi daf ci jouer rôle bu am solo parce que depuis tubaab bi dañu doon def nekk rôle boo xam ne ñoo des régulateurs sociaux te dañ leen di déglu dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax ku ñuy déglu du bàyyi xel nag da ngay diglaate toujours ci lu baax lu jublu suñu borom te loolu dafa nekk lu am solo te Sénégal léegi la ko gën a soxla ñu waxtaan ak askan bi ñu dal jublu suñu borom parce que xam ne lu mën nekk rek suñu borom la te loolu vraiment c'est important toujours jotaay yi mel nit ñi mën koo wax mën a jottali parce que nit koo tane da koy xelal koo tanewul mënoo ko xel waaye koo tane da koy xelal parce que kenn matul ku ci nekk ci am na loo xam ne mën nga ko sa morom donc nit ki loo mënoon sa morom rek fexeel ba dimbali ko ci parce que boo defee loolu ci yoonu yàlla ñu ne donc ma leen di gërëm bu baax taxawaay bi di leen sant. vraiment loolu laa amoon lu may wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu ci kàddu yi bu baax a baax di gërëm imaam fi teew yëpp yéen moom suñu ay fierté ngeen te lu ma ci bëgg mos naa ko di wax te dama ciy dellu soit bëgg nañu Ndar xam nga ban at la parce que yàgg nañ ko wax imaam nañ ñu fexe ba am fi benn événement bi nga xam ni moom mooy nekk centre du monde ba bële maa koy wax xëy na jéego yi des na waaye maa ngi ñaaxaat pour ñu def ci jéego mën nañoo accompagner jël benn fan jël une semaine xawma seen waxtaan invité àdduna islam yëpp umma islamique bi yëpp invité leen fii ci Ndar ñu fi def événement bu nga xam ne ci Afrique moo su fee am. 33 la ñu wax ni ci la ñuy jóg moom la moom. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أكبر وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام rencontre qui réunit l'ensemble des imams de Saint-Louis, de la commune de Saint-Louis, voire même du département, autour d'un Ndogou. Mais l'essentiel, ce n'est pas le Ndogou. L'essentiel, donc, c'est un cadre d'échange qui permet à l'ensemble, en tout cas, de ces personnes religieuses d'échanger entre eux, mais aussi donc d'animer une causerie pour l'intérêt de la nation. C'est pour nous aussi, commune de la Saint-Louis, en tout cas de raffermir les liens qui existent entre la communauté religieuse et les populations d'une manière générale. C'est des moments aussi donc des prières sont formulées et notre souhait de tous les jours, c'est que Monsieur le Président de la République, à travers les actions qu'il réalise, que ces actions-là puissent en tout cas bénéficier de toutes les prières pour leur accomplissement. Et c'est important, en tout cas pour nous, effectivement, de vivre ces moments, des moments à travers lesquels on peut quand même faire passer ces messages qui peut-être, à partir de ces sensibilisations, permettent effectivement à ces religieux de pouvoir continuer à jouer le rôle de régulateur social en direction des populations. Donc vraiment, c'est une rencontre qui nous réjouit et que nous souhaitons pour chaque année de pouvoir en tout cas la répéter et l'améliorer davantage. Mohamed Sakho, nekk deuxième vice-président association des imams et oulémas de Saint-Louis. ndaxte tey li ko yàlla dénk maanaam bu nekk maire dëkk bi loolu responsabilité la boo xam ne laaj na ñu ñaanal ko kon daje bi daje ñaan la aussi. ndax bari na maire yi fi jaar daaw ñu woo imaam yi ñoom yàlla indi nañ fi ñu woo imaam yi di leen teral te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ukrimu ulama fa innahum kurama inda Allahi mukramu nee na na ngeen teral borom xam-xam yi ndax ñoom ñu tedd lañu ci yàlla ndax yàlla teral na leen ku teral borom xam-xam nag yàlla teral la surtout ne imaamu jàkk imam bu nekk ci jàkk nga leen di teral di seddal seen ko at mu nekk nga woo leen dajale leen ñëpp daje ñëpp xamante ndax lislaam yàlla dafa ni jàppaanu leen ci bu mu yàlla waxtu suñu alhamdulilah jëmee wala te foroxu da ngeen jàpp ji bu mu yàlla bu leen teqali ko teqaloo nag mu gën teqali ko ndax yonent bi nee na al jamaatu rahmatullahi wal furqatu azab mbooloo yërmande yàlla la teqali ko nag dafay indi jafe-jafe te nag yal na yàlla ter leen yal na ci yàlla teg loxoom ba ñu mottali ka ndax ñun de ñun laa wax ñun doomu Ndar li ñu am président yi fi jaar yëpp amuñu ko si woon ci biir président lan ka sant dinañ ñaanal yàlla yàggal leen ñu mottal seen liggéey yal na yàlla mottali liggéey bi jaay moom sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen